jaa ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ci seen télévision ITV del wax sant suñu borom tabaraka wa taala bi ñu may kàttan ak wér ba nu àndaat ak yéen tey seen émission Kenu Askan Wi ci ITV ne woon fa woon a waxtaane actualité bi waxtaane ñëpp ñi ànd ñun saa su ne barki démb ànd nañu ak Abdoulaye Arona Ka mu yore li nga xam mooy kuréelu sàmmkat ak nappkat baykat ci Sénégal ñu waxtaane pàcc am solo waxtaane woon tamit lu jëm ci tolluwaay réew mi tey ñu ngi waxtaane mbirum géej ndax ñoo ànd mbirum géej bu ñu ko waxtaanee xel dem ci sant Fall ak Gaye li mu soxla woo am muy jën ak la ca aju léegi manqué dañu ci ñëw waaye nag mu am ñu fi plateau bi muy ay ingénieur bu ñu waxee ingénieur des pêches muy seen xamaj jëm ci wàllug napp waaye nag kii moom mooy sunu gan tey mooy Chérif Sambou mooy coordonnateur de la cellule de communication de l'intersyndicale des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal mooy kuréel gi yëngu ci wàllum napp ak yarum jën ci Sénégal kuréel gu ñu ngi ko tënk ci ITRAPAS ne ci ay jafe-jafe ba tax ñu yëglu ba ñëpp dégg leen mooy sunu gan ma lay wax dalal jàmm monsieur Sambou. jërëjëf sëñ Modou am kontaante fekk si la ci sa plateau. jërëjëf nuyu seen i téléspectateurs. nuyu kilifay rajo bi tamit. nuyu suñu mbokk yi ñuy seetaan yëpp. macha allah bu ñu waxee nag ingénieur des pêches d'abord lan mooy rôle ingénieur des pêches. ci taxawaay système bu Sénégal ci mbirum napp. da nga tënk ne ingénieur des pêches man technicien des pêches laa ñun noonu la ñuy tuddee suñu bopp. très bien ci biir technicien des pêches yi. mu am ay agent technique. nga xam ni brevet ak ñetti at lañ jàng. waaye am ay technicien supérieur nga xam ni. ñoom bac ak ñaari at lañ jàng. ingénieur yi ñi nga xam ni. dañoo dajale bac jàng juróomi at. am ñenn ñoo xam ni xëy na mën nañ dem ba 6 ans. nga xam ni ñoom peut-être bitim la leen jege def juróom-benni at. ñu ñooy ingénieur donc ci kul ñoo njaboot googu yëpp. moo lëkkaloo. bokk ci intersyndical lu ñetti syndicat benn bi ay observateur lañu maanaam ñi nga xam ne dañ leen yebal ci saxaar yi ñu dem saytu ji géej benn bi tamit ay agent la mais ci beneen direction lañu newoon ay jamono mais ak boo xam ni bi nekk au niveau de la direction des pêches maritimes mais du ay techniciens rek la ëmb nag parce que boo seetee syndicat bi ñi liggéey ci ministère bi y a des informaticiens am nay chauffeur ak ñëpp njaboot googu lañ boole ñu bokk syndicat bi donc syndicat wu technicien kese ok kon njabootu daanaka napp waaw ci ministère bi ñi ci aju ngeen boole di ñaxtu mais solo si maanaam rôle bi ngeen di jouer ci napp Sénégal ci mbirum li koy stabiliser ci mbirum lu koy sécuriser loolu tey lan moo ci dëgg-dëgg seen taxawaay yéen damay méngale leen mu mën a xuus ci waxtaan wi njëlbeen ñun dañ di ñoo xam ni ñooy saytu bépp jën buy teer Sénégal ñu saytu wéram ak lépp ba mandargaale ni lii askan wi mën na ko lekk te du ci am loraange très bien maanaam kon ñuy jëfe mel ni kuy liggéey ci wàllu docteur maanaam mel ni infirmier agent santé yéen daal da nga ne mel ni comme ñun ñooy saytu direction commerce intérieur la dugg ci réew mi parce que nit ñoo koy xool yéen da nga mën ci jën yi jën yu dugg ci Sénégal bala ko ñu sant Fall ak Gaye jëfandikoo yéen a koy xool ba noppi buñ ko nappee bañ koy napp ak léegi jëfinu nappin ya yëpp ñun ñoo koy saytu nappin mu jaay doon ak yëpp ñoo koy saytu très bien kon ñu jóge ci loolu ne déetewaay ñun lu weesu loolu la ñuy mandaga jën wér na ba nit mën koy lekk ñu toog tey bu ñuy aar tefes yi géej lépp dinañ dem ba biir géej buñ fa demee di saytu am yoo xam ne ay jafe-jafe lañ fa mën a jànkoonteel kon ñu ngay liggéey lu mel ni liggéey wàllu marine waaye ñu dem toog ba xëy na nit dina nekk ci safaan ci liggéey bi ñuy appliquer ay décret ci loi yoo xam ni nga ne ci safaan ñu téye la gendarmerie daal di taxaw di la yóbbu ci ay këj teg lay alamaan ay daan kon atte nañ la ngay fay ñu mel ni kuy liggéey ni magistrat toog suñuy ñooñ da ngay toog nga xam ni ñoo leen di jàngal li leen tàggat ci jëfin yu baax ci wàllu napp ci jëfin yu baax ci wàllu soppali njën ñoo leen di jàngal ñoo leen di tàggat kon ñu ngi mel ne ay jàngalekat kon solo si am na kon boo toogee lu weesu looyu tamit tey luy mandargaal tam lu ñu tëgg ba ne lii mën nañ ko jëmee jëmuwaay bi ci napp mi statistique ñun ñoo koy mandargaalee téye ko dégg ko état mu mën ci suubi tamit nësër seenu lu mën a def ci napp mi wala loo xam ci wàllu jàngat ci ANSD ñu koy jëfandikoo macha allah nga toogati kon boo seetee loolu yëpp kuy fay licence ak lépp ñoo koy mandargaale mais ñu toog ci 20 junni gaal ak juróom yi yëngatu ci Sénégal ñoo leen di bind maanaam leen di immatriculé nañuy génnee ka dellu si ñoo koy mandargaale kon ñuy liggéey mel ni agent des services des mines mais ñi ma lim ñëpp am lu nu am ñun amuñu ko dinañ ci ñëw ci kanam maanaam ci gàttal technicien des pêches lii lay liggéey très bien boo ci boolee ñi nga xam ñoo ñu rax chauffeur si parce que du ñuy technicien directement mais personnel d'appui la ba nga xam ni fu ñu jëm ñoo ñuy yóbbu
bu ñu ne ci leen statistique yëpp kon ñoom ñëpp ci njaboot bu ci liggéey boobu lan bokk. très bien bu ñu doon laal un peu ci mbirum histoire est-ce que mën na ñëwaat un peu ci loi yu Sénégal xëy na yan année la état bi gis ni ci ministère de la pêche mënta ñàkk ñu indi ay ingénieurs techniciens yi nga xam ñoo koy ŋànk loolu nan la juddoo xëy na ci histoire bu gàtt. en fait dañ daan former ay techniciens de pêche école bi yàgg fi mu école d'océanographie ba ne Thiaroye. ñu daan former ay nit ñoo xam bu njëkk ba c'était des préposés. certificat lañ daan am jàng ñaari at. ñu dem ba ci biir njàng mi yokk ñu def ko brevet. ak ñaari at. waaye ba ñu tolloo ci 1973. lañ soppali formation boobu. ne kuy jàng am diplôme technicien agent technique des pêches da ngay jàng brevet. boo amee brevet nga def concours boo jàllee. nga jàng ñetti at ñu jox la diplôme agent technique des pêches. nga xam boobu dañ ko reclassé. ci hiérarchie B4 ci fonction publique. très bien mais nag ñun ci njëlbeen ba ñu fa fekkee nag ñun hiérarchie C1 lan nu bàyyi brevet plus 2 ans. dinañ ñëw ci kanam dañ ñëw léegi incha allah alors solo si ngeen am ci mbirum napp kenn du ko laam la même yéen xool gaal yi licence yi li ñuy napp yéen a koy toppatoo mais tey problème am na xam naa ñiy seetaan ITV ak sunu rajo ñu koy diglu barki dem seen ñaxtu ngeen gàlloo moo say xonq dëgg la ñu ni kët le syndicat des travailleurs des nu nga ko waxee de la pêche ak aquaculture bi yéen a ngi ci ñaxtu alors lan moo waral dëgg-dëgg lu xew ba ngeen yëngutu ndax li ngeen yëngu dafa mel ni mën nañ ne bariwul dëgg la parce que bu ma jëlee ci nit ñi demee ba doon syndicat mën naa ci ñëw boo nangoo allez-y dañ toogoon bi jafe-jafe yooyu amee ba may wax noonu reclassement boobu noonu ñun dañ toogoon ay jamono ba ma dal ne ñu soppi njàng mi jëlee ko si brevet plus ñaari yóbbu ko brevet plus ñetti at ba ñuy defaral ñenn ñi bokkaloon développement rural yóbbu leen ci reclassé leen ci brevet ak ñetti at ñun dañ noo fàtte ñu dund ko 76 ba 1996 ñu am amical dinañ ko dox pour ñu defar ko waxa ekata jamonoy pees la jamonoy Abdou Diouf mu nenu bu ngeen nangoo mën naa leen aligné ci grade bu bees bi ngeen di laaj mais rappel bi mënu ma ko yóbbu 66 86 laa koy yóbbu laa koy tàmbali am suñu biir ñoo xam ne mag ñi ne déedéet parce que bu ñu ko defee dañ doon xañ xaalis ñu lànk loolu ñu toog ba année 99 ajustement structurel daal dugg ci lañ toog ne kon foog ñu tëgg am syndicat ñu am syndicat dem affilié CNTS parce que jamono CNTS a jegewoon nguur ga muy PS avec Diouf Madia Diop yàlla dogal ci 2000 Abdou Diouf wàcc mais ba ñuy mujjee waxtaan ak ñoom ba naa mën nañu defaral dañu ne nag mën nañ leen reclasser waaye rappel boo ko kenn xalaat rappel bu ko kenn xalaat ba ñu toogee na bi Ablaye Wade toogee ñu daal di ko nangu dem waxtaan ak mu nangu nañu man de mën naa ko def waaye rappel wax dëggee la mënuma ko parce que li ma fekk dafa réew mi mu attanu ko ñu nangu d'accord ba nu paree ñu songu état ci justice pour mu déparer loolu amuñ ca ndam loolu mën naa ko wax donc ca 2000 ci catal 2000 la ñu Ablaye Wade defal loolu mu jëlee ñu ci nu mu tuddati hiérarchie C1 brevet plus 2 ans yóbbuñ ci bac plus 3 ans looloo ko andi kon mi ngi évolué ci la évolué noonu mais ci diggante bañ sampee suñu syndicat parce que ñun bu njëkk tàggat ko doon technicien supérieur boo ko bëggee def da ngay dem Nouadhibou ingénieur boo ko mën a foog nga génn réew mi donc Sénégal amul woon formation boobu ñun amuñu kon parce que tey boo koy am borom barkee fay dem benn ñoo am chance su dem jàngi Mauritanie doon ay technicien supérieur ci lañ xeex lañ njëkk a xeex ba ñu yore syndicat bi loolu lañ njëkk a xeex maanaam tàggatu beeg formation bi yaa di mooy ñu am passerelu cycle technicien supérieur très bien concours bi ñu organisé en 1990 lañ ko njëkk organisé ña ca njëkk génn en 2001 ñu xeex ci biir syndicat ba tey am formation ba institut de pêche et d'aquaculture ci université Cheikh Anta Diop très bien looloo ko andi premier bureau syndicat bi loolu noonu suñu yitte jamono yooyu parce que il fallait que nit ñi mën a progrès ci grade syndicat baa ngi dox mu ànd ak jamono muy dox mais est-ce que problème yi mi ngi wàññiku am dafa gën a yokk ba tax ngeen jóg barki démb ak ma say xongo xam nga syndicalisme day am looy xëcc bu benn denc wuraat beneen xëcc beneen jamono yi ba ñu koy def njàng mi moo noonu suñu yitte ñu jàng ba yàggal mais itte boobu itam parce que am na jafe-jafe bu ci mujjee am ba ñu jàngee ba pare université jàng bac plus juróomi at ñu reclassé ci hiérarchie A2 te suñuy naatangooy jàngee Bambey ñu reclassé hiérarchie A1 disparité daal dugg ñàkk yemale dugg na ñu toogati ci biir ingénieur nga xam ne ña jàngee fekk ña jàngee bitim réew
ci indemnité dafa am xaajaloo bu ci am jafe-jafe am na fa parce que am na koo xam da ngay fayeeku fukki junni ak ñeent ñii di fayeeku fanweeri junni ak juróom-benn te ñuy liggéey bi di xëy ci même bërëb ba kooku jafe-jafe la waay gis nga li ma la wax donc ba tax na kon ci wàlli tàggatu boobu syndicat bi am acquis boobu ba ñuy dem di formation leen tey boo gisee ñu yuuxu duñ jël benn secteur u pêche guléet ba muy grève bi mu ñaareel yoon ci agent yi parce que daaw jéeg lañ ko def yii lañ saamoon ni mooy jafe-jafe bañ jubee élection présidentielle yi am ñu xëy nu jëwee nu ne kon am na ay politiciens suñu ginnaaw ndax élection yi moo tax ñu ne élection yi élection Sénégal gépp la duñ ci rax kenn boobu ñuy tooñ ngeen bàyyi mu sedd ñu bàyyi lépp mu sedd te ay kilifa lañ waxtaan ba ñu teg loolu ci suuf d'accord ñu bàyyi ba léegi nag 2020 Covid bi dugg yëngatu mënu fi am waay bi yoon nag daay toog nag li gën a tax ñu génn weer jafe-jafe yi président dafa toog ci njeextalu at mee passé waay mu waxtaan nekkoon ba mu saytoo gis na ñun ak suñu yeneen ñooñ ci agriculture ci cumte ci fonction publique seen période baaxut wax dëgg la mu nangu ko ni lañ leen di fay maanaam yelwaan la yéen tey bu ñu doon xool ci yan agent ngeen bokkal genre système wala ngeen doon doxalin ci bu ngeen xoolee ngeen jàpp ni yéen kat dañ leen a xaw a woyefal ñi ngeen bokkal même niveau liggéey bu ngeen di def xaw a nuroog ñoom système bu ngeen nekk ñoom ñu am fu leen yóbbu kawe comme exemple bu doon joxe tey ñun mën a doon santé wax naa ko sànq ok am na indemnité ñu am yoo xam ñun amuñu ko boo demee ci gendarmerie comme ma la ñun parce que dañuy toog di teg nit yoon parce que dañuy waat mën a teg nit yoon lañ am leen ñun amuñu ko magistrat waxi no bien que corps spécial la dañuy jàng di former jàngalekat li ñu am ci indemnité ñun amuñu ko yooyu yëpp am na donc ba tax na li gën a tax ñi génn dama siy ñëw parce que baax na mu fàttaliku mooy dañ toog borom réew mi ci ak ñettal at mi moo seede ni am nañ jafe-jafe ci wàllu suñu wàllu peer demul noonu kon moom xool na ko ba càmbar ko ba xam ni parce li que ñuy fay awul ci yoon coow li jiboon na fi ñu demoon fi sali séminaire syndicat yëpp daje fa mais bañ fa daje ñëpp nangu nañ maase ni ñeenti secteur ñoo xam ni ñun ci lañ bokk seen i période wax dëgg yàlla doy naa da nga daan dem fenn booy di ko cax ñu naan fu ngeen woon ba nit ñi defar nit ñi alaali moo naan dañ naa la yëngul président wax ko 1er mai bi weesu mu waxaat ka kon président Macky Sall pare na pour def yéen dara yokk seen situation ci laay ñëw benn mu joxe ndigal ne nag léegi man day leen ma proposé leen ma lu ma saafara loolu dem leen waxtaan waxtaan ya am na ñu gis ñu yeneen ñooñ ya ñooñ ñu ngay defar ak seen i kilifa bay tëgg lu defar loolu ñun déggunu dara ñu ne nañ yëglu parce que tamit tëbuñ tëb rek ne nañ xëy wax waxtaan ngeen ci ak kilifa d'abord non loolu jafe-jafe ba benn jafe bi suñu loolu la parce que ministère bi ngeen nekk am tutelle waaw am nañ tutelle xam nga bu ñu waxtaanoon jëwriñ waay bu ñu waxtaanoon duñ génn ci biti waxtaan amul waxtaan amagul lu ko bloqué wala fan la bañe déet du ma ne bañ na lu xew du ma ne bañ na parce que tamit mënu ma dugg ci li ci moom ba naan seedeel ko ni dafa bañ mais lenn mën naa ko wax di firndew di lu am waay bindoon nañ audience waay tontuwul ba président jógee ne kon nañ lijjanti lii ñu bindaat audience yeesal defi ne xëy na ba jot ko tontuwut mois de septembre passé la kon bind ngeen ko ñaari yoon ñaata xëy na mois mooy décalage bi kañ nga njëkk a bind benn bi defe naa ci mois de décembre la ci catalu atu 2020 ba ok lan bindoon benn bi ci bii nii mois de septembre bi lañ ko yeesal waaw kon loolu yëpp jaaxal mooy naka la mën a nekke ci biir ministère bi ay agent ne ci am jafe-jafe kilifa gi ñu koy bind ñaari yoon tegaloo mat na at ak nangam ba tey amagul réaction bu wane ni que yëg na seen ñaxtu xol xam nga bu fekkee ñun dañoo bind tontuwul syndicat lan boo xam bu responsable ay kilifa ne fa nag waay ñu dem xayma suñu doxalin ñun ci lañ gis ne kon il faut ñu génn ci lañ ne ñun foog ñu génn def ñu syndicaliste non syndicat loolu la génn yëglu ñu génn yëglu ñàkk tontu googu moo waral comme tey kilifa réew mi moo toog ne kon nañ leen defaral waaw loolu xanaa bu dee loolu doog ñu woo ma dinaa ko sant ci leen parce que bi coow li amee tamit ni oo nañu ci waxtaan talaata incha allah nañ toog loolu dama leen koy seedeel nangul leen ko nag toog dina am waxtaan ala ku yàlla xeex yëpp ci table la mujje guerre mondiale ci table la mujje kon mardi bii da ngeen toog ñun dañoo joxe préavis de grève mu war a jeex le 9 décembre bii di ñëw
sarta ko nangu boo ko joxee nga yëglu ñu mën a toog oola ci waxtaan oo noonu ci waxtaan yàlla na saafara am laay ñaanal sama bopp am ngeen ci yaakaar peut-être war naa am yaakaar ndax li ngeen bind bari na ci xam nga pare loolu la non xam nga jafe-jafe tey boo toogee tey au-delà de audience yi ba ñuy bind préavis de grève charte bi dafa ne da nga koy jox ministère de la fonction publique nga jébbal ñenn ñi nga xam ñoo ci war a rax yëpp assemblée finance ak ñëpp jox nañ leen ba ca moom ampliation de mais plateforme revendicative bi moom lañ ko jébbal moom lu ministre Alioune Ndoye moom lañ ko adressé mu war ko yëg kon pour ñun lépp lu war a matal pour jox ko mu yëg na ko très bien maintenant nag moom moo mën a toog wax lu tax owut nu parce que itam amoon ay jamono fi kilifa réew mi oote ne na waxtaan ak askanu napp ñu ci lañ bokk waxtaan naa kuréel yëpp mën naa ko waxaat fi baamtu ko waxtaan ak ñun oowut nu waaw oowut nu ñun ñu bind laaj oowut nu ci bi ñoo bokk kër di ñoo bokk kër maanaam ci benn immeuble lañ ne c'est compliqué c'est pas compliqué pour moi parce que tamit leen dama koy nangul ni moom moo mën a wax lu tax toogut ak ñun mais nag bu fekkee ñun lay defar suñu yëf foofu nu toog parce que ndigal jóg na ca bu toog lañu dañuy yëglu pour ñu toog mais tey bu ñu doon ñëwaat ci tënk problème yi exactement ma jël sama biig teg waaw lan ak lan ngeen di ñaxtu dëgg dëgg ko boole ñaata point la ñaata agent tamit la concerné plateforme bi jéem nañ ko tënk si juróom-benni poñ benn salaire yi nga xam ne dañ toog ñii am lee nee nañ ko harmoniser teg ka parce que indemnité responsable particulier boobu may wax noonu ci biir fonction publique am na ñu am 70 000 bu dee hiérarchie A ñenn ñi am 180 000 ci ndàmpaay am ñu am ba 250 000 te ñaare suñu liggéey boo seetee am lu méngoo li ñuy def ak ñooñu boo demee ci agent technique yi ñoo ngay am juróom-ñaari junni 35 000 francs am ñeneen ñu bokkal grade nekk ci yeneen corps am 140 000 maanaam këf waxtaan wi mën naa bañ a yàgg parce que ñun càmbar nañ lépp ba teg disparité fan la ne ñaata la jar ci état mën nañ ko wax ñun mën nañ ko wax ci wàllum xaalis ci wàllu xaalis kooku déjà kooku benn ñaareel ba ci wàllu tàggatu bi dañu amoon ay acquis syndicaux yi nga xam ni ñun dañ daan toog comme ni ma ko waxee sànq am ñoo xam dañuy passé concours jéggi grade dem ci beneen grade am ñu daan toog am yite ñu dem ba université jànge fa loolu dafa dakk ok parce que loolu mooy premier point bi ci point yi ñaari ponk ngi noonu tey condition liggéey yi ci boppam boo demee ci àll bi seeni services yi dafa jagut yéen yoo xam chantier depuis 2017 ba tey àggut inspecteur départemental amul oto du ci kaw a kese ci ndakaaru gi am na bu tëngëj bu Rufisque inspecteur départemental des pêches amul moyen déplacement kon nu muy liggéey bi jar nay laaj xam nga ndakaaru neex na di nga am loo paas demal Bunkiling demal Saraya fi gën a sori waay Jakarta ngay loué sa poste du ko def bu fekkee da nga bëgg liggéey ak danger bi ci am yëpp jeex na mais loolu bu amul war nañ koy mën a wax ñu seet nañ ko saafara jafe-jafe parce que maa ngi commencé gis ay conséquences bu fekkee ne tey agent bi nekk fu gën a sori war a dem liggéey xool lii dugg ci dëkk bi lan la amul moyen transport kooku bu ko deful du too ko mën teg ay daan da nga ko war a yërëm waay da nga ko war a yërëm kon su boobaa kon ñu ngi commencé nekk ci insécurité même ba ci bâtiment yi nga xam ne yi ab yenn yi 82 lañ ko tabax oui 40 ans presque 40 ans bâtiment yi bëre jamonoy Robert Sagna ba mu nekkee secrétaire d'état aux ressources animales lañ ko tabax waay yàgg na waay Saraya bi may tudd nii waaye ci bureau lay fanaan en tant qu'inspecteur départemental mieux encore il n'a pas de budget am na département yoo xam ni amuñu budget mais wax ni galère la bu mag ne ci fu sori amoo moyen transport yooyu Jakarta ak li ci am lépp ci ay danger pourtant yenn secteur bu ñu taxee dañuy dem da ngay xàccaloo ci oto jàmbur pour dem mais loolu est-ce que dana permettre agent bi kon mu liggéey ni mu waree ndax boo waree saisir war a contrôler war a càmbar war a jàpp nga dem toolu ci situation ki nga jàkkaarloo ku ne xam na tentative yi ni mel ci réew mi mais bien sûr kon day mel ni kon voilà en fait non xam nga loolu sax tey kenn ñaanuñu la nga ne sa liggéey booy am yenn jafe-jafe ba mu teree la nga def sa liggéey parce que ñoo signé contrat ak état dañuy liggéey fu lu ñu liggéey rek lañu bëgg xanaa kay bëgg nañ ko mais ñàkk jumtukaay ñu ko liggéey mais ñàkk jumtukaay boobu jar nay wax pour kilifa yi da nga syndicaliste yi koppar donc la ñuy laaj mais dafa am lu bëri loo xam ne ci gàll loo xam ne bu ñu amoon koppar tam yooyu ñàkk suñu liggéey day sox dëgg la yooyu mënta ñàkk moyen transport la moyen travail
alors léegi ngeen ni am ngeen waxtaan mardi bii du ñàkk kilifa gi yëg na ni ñaxtu ngeen yëg na ko du ñàkk ni xamoon na ni njiitum réew mi neewoon na ko na am loo proposé pour yow du ñàkk nag da ngeen toog laata mardi def benn briefing laata waxtaan bi. non voilà tamit ñun syndicat bu responsable la. parce que activité yi ñu def nii ba tey jii nii. tey lañ na doon xayma yëngu-yëngu ba ñu def semaine passée. évaluation bi évaluation bi. mais tey ñëw naa fi. waay incha allah suba wala ànd nañ ko xayma. bu ñuy toogi waxtaan itam day am lu ñu yóbbaale. parce que leen am na. ba ñu waxtaani jee ci fonction publique ak waa finance. dañ leen ne carrément bu ngeen ko mën a am en ressource interne maanaam ci gaf ak kër gi. fu ngeen ko mën a seetee nees mel mu génn foofu. mais loolu bu ñu ko waxtaan ñun nga def du nga ko fekkee. loolu ndax mën naa nekk. ñoom mën nañu wax mën na nekk am déet. parce que du ma jiitu ci ñoom ne ndax mën naa wala mënta nekk parce que ñoom ñoo ñu koy mën a wax. ndax dañoo jàpp ne kër gi am nam koom. ci ministère war na ko mën a am am nam koom bu ko matale. war na ko mën a am. waaw boo ko waxee rek xel da koy nangu. war na ko mën a déet xam nga ñun. nee naa la ay borom yi xam-xam ñoo ne suñu biir. waay parce que buñ ne ñu. ci budget bi ngeen seet. wala ngeen seet ci ressources internes yi jàmbaar man def naa fa ci kër gi de. 30 ans de carrière 30 ans de carrière laa def. oui macha allah. mos a nekk administrateur de crédit. mën a jàng luy budget. ak sama ñeneen. kon bu ñu ko càmbaree buñ ko mu néew du mën nañ duut baaraam ne fii mën na fi génn. pourtant ministère bi de la pêche ak budget macha allah ak liy génn ci koom mu dem ba situation mel ni am ci agent ministère de la pêche mais loolu lu doy waar la ak fi réew mi toll tey. ñu war a càmbaree géej gi li ko war a sécuriser. ñu war a toppatoo tamit lenn accord de pêche yi war koo surveiller war a dugg ci géej gi xool ana ko napp ci yoon ku nekkul ci yoon mais ba jëmtukaay amul ba agent bi ko war a def na ci ay situations yu précaires mais kon Sénégal mi ngi en danger. du ma yegg ba ci mi ngi en danger parce que ñu ngi waslu suñu ax ci liggéey bi. mais matalewu ko. ba tey ba mu ko matalewu ba tey ñaataata ngi ni ñu koy liggéey te kenn yëgut ñëpp defee napp mi normal. ñu ngi def suñu wàcc suñu wàll. kem kattan ci liggéey bi waaye dama ni. lii bu wéyee. day yàq lu bari. tey fi mu ne nii ma lay wax nii yàq bi commencé lu feeñ. non yàq bi commencé na parce que tey ku toog gisoo sa bopp mais buñ la mbaalee ci biti propos la da ngay génn. voilà mais tey. nooy wooyee bu la mbaalee ci biti da ngay génn. maanaam en fait boo toogee liggéey am keneen ku la soxla ci biti. fekk ko jar doo dem. waaw maanaam kon agent yi mën naa dem ba ministère manqué agent. non attends du manqué parce que manqué agent bi dinaa si ñëw. parce que fii ne nii. dañoo néewle ci personnel. waaw parce que laaj naa la sànq ni la ana ñaata agent la concerné boobu ci benn ponk bi la ñu parce que recrutement bi lañu laaj tey man su ma demee nekk Saraya mën na fa nekk di liggéey guddeeg bëccëg c'est pas dama amul ku ma aw donc nañu recruter suñuy rakk ak suñuy jarbaat ñu nga ci à la touche am seen diplôme université centre bale kenn jëlu leen te ci recrutement fonction publique ñoo ciy gën a néewle da ngay dégg yéen secteur ay 400 ay 500 5000 la ñu wax ci jàngalekat yi ñun bii passé 37 rek lañ ci am fan la duña néew na ak Sénégal ni mu toll ak ni fi napp yeneen secteur yi am ay 400 ak nangam pour lan. te pourtant demande baa ngi fi ah. bu baax. parce que bu ñu toogoo tey boo jëlee benn direction mel ni direction de la surveillance. dañ daan am corps boo xam ba ñu naan ay observateur ma ngi doon au passage parce que ñooñu foog ma taxaw ci. dañ doon ñaxtu seen cas. waaye ñu amul lu leen état amel 82 ba 2000 lu jege ñaari milliards. tey. saafara tàmbal na ci am vers première tranche ba ñu xeexee daaw bu ñu leen jox na ko loolu dañ ciy gërëm sant ci état bu baax a baax. macha allah observateur yooyu dañ dem ba tey seen corps desetul dara lan lañ mujjee def. ay techniciens yi ne ci yeneen direction yi la jël formé lan pour buñ soxlaa ñooñu dem yëg ci bateau yi di surveiller surveillance googu noonu. ok kon ñàkkum agent mi ngi feeñ. feeñ na bu yàgg. effectif waay sama sëñ tey bu ñu toogoon fi léegi juróom-ñaari at. ñun suñu classe bu ñu demee. ceeru effectif bi dem. bu lan mooy danger bi ci manque d'effectif bi ci ministère de la pêche. mais attends couverture contrôle sanitaire bi. jafe-jafe la surveillance bi jafe-jafe la et tout. c'est des problèmes. boo toogee ba poste boo xam war a am agent amul agent. kuy liggéey ba. ak menace bi am yëpp. c'est un problème. ça c'est un problème loolu bokk na ci ponk yi nga xam moom lañ duggal ci plateforme revendicative bi. muy 6 points yi. oui parce que formation bi ci la amee boo formé après du baax ci biti. mais ñañu formé ñu génn am diplôme ba pare nañ leen andi ñu awuñu ci liggéey bi. mais li ma doon a danger bi ci fenn fi tey beaucoup de seniors de la troupe ñu def ay ñaar fukki at ak juróom fanweeri at ñu ngay dem dans le privé. ah bon man mii bu ma gisee buntu dem. day wane ne kon amatoo mbégte fi nga nekk. non waaye dama ne la bu ma gisee buntu dem bu may gis buntu di dem. pourtant est-ce que tey on doit perdre 30 ans de carrière ci en tant que fonctionnaire de l'État secteur bi ñun dañ koo bëgg yàllaa nu ko nattoo. yàllaa nu ko nattoo ñu bëgg ko. ne ci. waaye dund ci li ñuy wax nii ci fanweeri at. waaye
mais est-ce que tey ñun ci lañ ko ba dañ ko nar a bàyyi mu nax saay ñëpp dem. non déedéet dina am ñu des te ña fiy des nañ xëy ñu teel nu ko. doon naa tooñ am na benn secteur du ma ko tudd tey waaye ñoom dañoo demoon ba seeni agent dañoo jëm mag mbaa du yéen itam fa lañ ne. ci ministère de la pêche seen agent ñu bari dañoo nekk ay mag. sëñ Modou man desee mu fukki at ci service bi. waaw ku def 30 ans de carrière. non dama wax ma 30 ans sax dama la man. desee mu fukki at ci kër gi. te am na ñu mag ñu ne ci kër gi. maanaam ñi ma bokkoon dool dugg école de pêche. ak ñi ma fekk. waay ñun ñooy demandoo. waay kon il faut ñu maanaam ñi ma fekk en 88. alternance bi. déglu ma ñi ma fekk en 88. ñu génn 88. 89 90 92 ñun ñooy demandoo presque parce que ñoo maase. waaw yéen a bokk même génération waay. ñoo maase te ñoo fi teelee ngay. ñoo fi teelee ngay. waay waay. mais dama ni dinañ ko ñaxtu même bu fekkee ñu tuut lañ ciy fekkee nan ko defar. mu tax keneen mën ko bëgg a utuñu. waay ndax li ngay wax ni lu mën a nangu la ndax nekkul ni seen bopp ngeen di xeexal. déedéet mais secteur bi. secteur bi réew mi ndax kuy dem ba naan na ministère bi recruter ay agents ndax ñu fi nekk ay mag lañu. na dem ba ministère dolli ay jumtukaay moyen pour liggéey tegu ci yoon. kooku bu nga secteur bi nga nekk. mu des nag li ngeen soxla muy indemnité muy seen àq. ak yelleef. indemnité dinaa si ñëw parce que dinaa si ñëw ba nga ko tuddee. très bien indemnité de logement. waaw dëkkuwaay yi aussi. ko dëkku indemnité de dëkkuwaay. mais bu nekkee ci àll bi léeg-léeg sa kër lañ lay fekk fëgg la ngay liggéey samedi ak dimanche. loolu ñëpp xam nañ ko. napp mi parce que napp amul dimanche amul samedi. ok. napp amul dimanche amul samedi. tout le temps moom ñu ngi dem. waaw maintenant dama ne ñi ma lim sànq ne li ñuy def su liggéey méngoo na ñoom li ñuy def ñu am indemnité de logement man aw ma ko. ñii am indemnité de risque man aw ma ko. pourtant risque yi dama ngand ne na. ngand na. liggéey guddi ba ñun suñu liggéey 8 heures la ba 17 heures. maanaam liggéeyam géej rek mu doy waar. doy na. mais dama ni loolu la ñu laaj te gis nga sëñ Modou. ñun lañ xayma ci la ñuy laaj. agent yi motuñu 300. fi mu boo toll boolee lépp. même ba ci chauffeur yi. chauffeur yeeg contractuel ak ñëpp. kon motagul 300 état kon fii ñun sunu masse ñun ci effectif fonction publique. on représente 79%. vraiment kon sur problème 180 bi et yombul quelques lijjanti. kon boo gisee loolu itam wax ñu ne la ñun suñ kaa jafewut. bariwunu parce que dañoo manque d'effectif. mais bu manque d'effectif même bu ñu dooloon effectif tey. ba ñu yegg waay. ci 300 400. sëñ Modou ñun bañ xaymaa la ñuy laaj. état du fay booy presque téeméeri millions ci weer motul 100 millions par mois. actuellement nii may wax ak yow. c'est moins de 80 millions par mois la ñuy laaj ñun. at mi motul milliard. waay. moo tax ma ne la bu ñu toogee ak ñoom parce que il faut nu wax ñu nag. gindi ko mën na nekk wala mënta nekk bu ñu nee mënta nekk ñu leen ci biir li ñu yore. mën na nekk fii. parce que saytu nañ ko ba xam fan lañ mënee sa génnee koppar yi ñu defee loolu. ok loolu ñun gis nañ ko. acca xanaa nag ma ñu ne ñu mag. waxtaan baa ngi war a am kon maax di seen diggante ak ministre bi ak kilifa gi ñu ngi ñaan yàlla def ci jàmm. mais tamit ñu waxtaanee mbirum géej. te duñu waxtaanee li nga xam mooy problème bi am. ñu sax dafa la gay nga xam ne jën day manqué. dëgg la jën day manqué. waaw fan yi dégg nga marché bi ñu naan la yaabooy amul. tas sax léegi xaw ma mi ngi am wala déet manqué na. aw coof moom acca doo ko teg bët. mais lan mooy problème mu Sénégal ba tax jën di manqué jamono ji tembe. am na fu ma ko wax. wàññeeku jën. ci àdduna yëpp la. àdduna yëpp ko yëg. Sénégal jaasut. waay. nga tudd jën yi nga xam ne tey mooy jën yi nga xam ne ñun sénégalais presque. moom lañ gën a miin moom lañ gën a xam. mu doon jën kaw ndox. jënu kaw ndox. waaw mooy yaboy. wëyëng. waay jay. ñaare buñ naan marché neex na. ci jigéen ñi. yooyu daa bari na. am jamono si yoo yaboy fukki dërëm. ba jën bëri. ndeysaan. mais tey jën bëriwut. jën bëri comme ne ko changement climatique yaa ngi fi. wàññiteewu jën beeg yëpp. ci jaww jeeg yëpp loolu am na. mais lenn am na ci jën yi nga tudd noonu. waay. dafa jën boo xam ñu ne ko naan stock partagé. jën loo xam dafa la li ko dalee kaw suufu Mauritanie. suufu Maroc. waay. Mauritanie. mu mën ñëw ba Sénégal di dellu. lu ñëpp bokk la. lu ñëpp bokk la stock partagé la. day migré. day migré. kooku benn la. nga xam ni kon buy am. du yow rek yaa koy am. waay. mais fa muy waaw fa muy màngee di wàcc. muy Mauritanie.
mosu nañ ci waxtaan ma ak yow. waaw mooy ca yaakaar naa léegi mat 2 ans. waaw bientôt at la lay toll wax nga dëgg ci at la toll. waaw 2020 bi ma nuyu waa DTV. oui fa la wax defoon. dëgg la nuyu aussi waa Guet Ndar. nuyu Moustapha Dieng. Moustapha Dieng mooy président waaye syndicat foofu ci wàllum nappkat yi. ñu waxtaanee parce que boobu amoon na ay xeex yu amoon. ndax manifestation yi jën boobu yéex a ñëw ndax de pêche ak accord diggante Sénégal Mauritanie. vraiment ñu rafetlu keroog sa intervention ak liggéey bi macha allah. mais yooyu ba léegi jeexagul ah. non jeexagul parce que en fait amoon newoon naa leen ba gaa jën wi di màngee foofu di wàcc. Mauritanie samp fanweeri usine ak juróom-benn ci wàllu usine farine de poisson maanaam dañuy wël jën. def ko farine 35. fanweeri usine ak juróom-benn. defe naa yegg na ñeent fukk. li muy yàq bari na trop. waaw léegi ñooñu toog ne kon yaboy gi. la ñuy ciblé ak jay ak wëying ak jay bi. parce que yaboy dafa am lu ñu ci xam dafa ci am benn protéine bu ñu naan lysine. ci lépp luy xeetu ñamu yàpp. yaboy koy leen ko ëppale ñi leen ngi am 14% moom 16% la. moo tax ñu naan yaboy bu amutoon yàq. baa doolu du ko lekk. waaw parce que lu ci ne ci valeur. te valeur protéinique am. waay ba tax moom lañ soxla ci luñ doy ci farine ba. moom da cee bari le loolu tax ñu ciblé ko. et itamit comme jën la woo xam ni buy juddu ak buy jur ak. naax lay jure. waaw sakkan na. tax sakkan. ñooñu nag bañ sampé loolu. signé ay accord ak ay bateau Russie ak Turquie ak ñëpp. ñuy sóob seen baal mi ay bateau ñoo ko napp. bañ nappee loolu tamit mu am impact bu mu def jën bi wàccul lay wàcc bëreetul si dañ koy yëg par force. parce que li ngay wax noonu mooy kon bu dee lu ci bari day jógee Mauritanie wala Maroc. wàcc ñëw Sénégal wàccim. buñ ko gàttandoo foofu dina Sénégal gaaw mën cee muus bu ko gaa yi teelee mbaala tax mu dugg si waa Sénégal yi ñoom signé doo am dara signé nañu ay bateau yaa ngi foofu. alors mais bu ñu ñëwaatee ci kon day mel ni li ñëpp wax dëgg la. yow da nga ko mën a leeral. mooy usine de farine de poisson wala huile de poisson bi. ñax bu ne dafa yàqu géej. non xam nga bu fekkee da ngay transformer juróomi kilo. jën wu tooy pour am benn kilo. juróomi kilo jën wu tooy. waaw pour am benn kilo. loolu jafe-jafe la. waaye parce que du ma dugg ci loolu parce que wax jooju am nañu ko boot. te ñun tey li Mauritanie am ci ay usine de farine de poisson. ñu bari leewuñu ko. mais tey dañoo yuuxu ne bu mu fi bari. déjà. ñu ngi si juróom benn xaw ma juróom ñett. am luñ ci wàññi. mais tey nee nañ du yokk. mais dama ne ñàkkum jën bi loolu doo mu waralu ko. lu ko waral encore. du loolu kese ma ko waral. ak lan. ñàkkum jën bi tey. comme ni ma ko waxee lii màngaan ñëwut. benn bi tey. lañ sës sëf géej gi. dafa rëy. boo toogee ne am nga ñaar fukki junni yi gaal. bato yi fi nekk yëpp. ku ne itam ku dégg bëccëg. waaye ku ne seppi. mais lenn am na lu leer. borom xam-xam yi wax nañ ko COPAS. nee nañu yaboy. wëyëng jay. c'est des stocks suspendus. maanaam dañ ko sas. dañ ko yen lu mu attanatut. mu andi lan. waxtaan war a maanaam ñu saytu toogaat seetaat loolu. parce que tey bu loolu amee tey jën ba nga xam ne askanu Sénégal moom lañ am. te suñu leen politique sectorielle am pàcc ba nga xam ni. askan dañ ko ci boole pour muy am ndawal loolu. loolu jafe-jafe lay doon. mais manqué wu jën bi ci Sénégal fii. jën mën na am. mais dafa am benn aspect introverti bañ ko saytoo ñu syndicat bi. bu ci am. buñ toogee saytu rapport 2018 statistiques nationales yi. dañ gis ni exportation maanaam jën wi ñuy gëlee fi yóbbu ko bitim réew. yokku na. mais ci jën wi ñëw bitim réew 67% yu tegal. maanaam boo jël juróom benn fukki juróom-ñaar yi tegal. Afrique la jëm. te boo nee jën bu ñoom Afrique jënu kaw ndox moomu la nga xam sénégalais moom la ñuy lekk. kon jën teer na. congé ko gën a Sénégal. Sénégal def di xiif. Sénégalais yi du xiifal mais sénégalais gisuñ ko. waaw parce que bu jën manqué rek. day commencé feeñ ci bool bi ci rapport lañ ko saytu gis ko. waaw day feeñ ci bool bi feeñ ci dépense su kër gi. te loolu day daal di feeñ ci kon ci social bi. damay wax rek exportation Afrique ni mu grimpé diggante 2007 2017 ba léegi. dafa gaaw donc jën ba yóbbu Afrique. parce que coof yóbbuñ ko Afrique Europe lañ ko yóbbu. mool ma koy jàpp sax néeg na koy lekk parce que njëg li moo tax. dafa kawe. fes kilo bi 6000 la buñ la mayee 4000 lay doon. kooku usine la koy yóbbu. dem jënd ceeba. jënd benn ndaw la. donc looloo tax yooyu jën ñun mënuñ ko jot coof da nga ko ci gis. coof yaa ak yeneen doo ko gaaw a gis. xamewuma ko sax. doo ko gaaw a gis xamewuma ko ndax daanaka. waaw ñun nag ba nga xam moom la am. la ca bëre tey. congélation bi nga koy yóbbu bitim réew. ok mais tey dans tout ça est-ce que yéen techniciens yi waruñu def benn ndëpp national. mais nag day fekk bala nga naan naam ne fa
déjà yéen ci seen problème yi bopp ñu ñaan mu saafaraw loolu moo tax ma tàmbalee waxtaan wi ci seen njaxiñ ci réew mi ndax lii ngeen wax ni yëpp yéen a ko war a taxaw pekkoo teg ay pexe yu tax ba loolu du am mais bu ngeen nekkee ci problème dut leen tal xëy na liggéey bi na mu waree dëgg Modou jàmbaar ngeen ca waaye nag bu ngeen manqué jëmtukaay Modou ba toll leen seen liggéey dafee boobu ngeen tal liggéey bi ñu ngi koy def waaw ñu ngi koy def xam boo toogee tey mais ci kaw naxaru xol ba nag tey non xam nga itam xam nga boo signé ci la nga bëgg ndeysaan waaw Modou lii boo toog ñu ne la fanweeri at ñu koy dund dëgg la ñu des ci ba tey te foo ma fekkoon ci bi doo ma yërëm kon faaw yërmaane daw ci seen diggante non foo ma fekkoon ci kilifa bi dañuy sagu foo ma fekk ci biti doo ma yërëm dëgg la mais ñu ngi koy liggéey parce que tey dañ dem ba toll fa nga xam ni il faut ñu def ay plan d'aménagement ñu ngi jubbanti ñun ñoo ci secteur liggéey jubbanti secteur plan d'aménagement yooyu am na si ñett yi ñu jot a tëgg très bien boo jëlee ci bu sipax tëgg nañ benn plan d'aménagement crevette profonde bi très bien nga xam ne boobu dem nañ ba tey presque dootul ku jóg dem napp ña koy napp xam nañ leen concession lañ leen jox day amee catégorie waaw non pêcheur buy napp maanaam lii kuy napp ñoom lañ ko cërale dem nañ ba toog tey nekkoon ñi ciy dugg ci nappum moomu surtout ci nappum saxaar mi Ouais. ci nappum crevette pêche crevettière bi dañoo gelé keneen ku ciy dugg sécurité ñi ci nekk pour mën ko téye mu ne fi d'accord boo nee ci pulpe ba tamit maanaam yaranka gi dañ ko defal plan d'aménagement très bien léegi pour dem rapidement ngur jeexal du ñàkk ñu poser ñaari question ci nga ñuy jeexale jeex na benn bi mooy ñiy réer en mer disparition yi accident yi am lu ngeen jàppale moo ci war a doon pexe beneen bi mooy li feeñ ci ay xeetu maladie fan yi njëkkoon naa feeñal cela quelques mois daaw. dikkaat encore li muy am bariwul lan moo xew ci ñaari points yooyu pour jeexal bon en fait surtout ci feebar bi moom la mujj benn bi nga ni ci benn bi mooy ci mbirum gaal yi réer gaal yi réer exactement pêcheurs yi di réer tout le temps gënoon na bari fii mais léegi defe naa lëkkaloo nañu ak météo waaye ba ci yenn alerte météo bu amee ñu yëgal ko mool yi léegi ñaara nga fekk tefes nga dem fekk ñu samp den drapeau bu xonq mooy ñu koy dem géej bu drapeau vert mooy géej gi naay neex na deuxième chose ñu ngi doon testé fii un programme de géolocalisation maanaam genre appareil boo xam comme téléphone la foo toll ci biir géej mën nga woote mën nañ la détecté ok dañ ko testé woon léegi fi ne ni defe naa jubóo ka ko defar yaatal ko Sénégal yi ku ne mën ci am looloo ci des ok c'est bien donc boobu moom defe naa depuis jamono yu Omar Gueye lañ ko def ba léegi ñu ngi ci phase boobu pare na defe naa mise en vente bi moo des ci wàllu yi tamit fa nga naan ci feebar boobu bugguma wéet di laboratoire yi defoon seen analyse gém ne gisuñu leen li mais ñoo ci suñu xam ci bañ jàngee ci waat maanaam algue géej algu géej am na ci boo xam ni bu demee ba am nu mu mel day doon loo xam ni day xesan yaram algue toxique la ñu xalaat ni xëy na am maana moom la sama xalaat boobu parce que loolu xalaat ci li ñu jàng la ñun waaw loolu mais même moo li ko tuddee njàndal parce que neen léegi day am bu njànn amee day lonku ci kaw mbaal mi ñu koy fëgg di dindi loolu tax kon kuy fëgg mbaal ma di ko dindi ndox mi tis sa kaw tis sa kanam boo seetlu loolu la jë parce que ba ñu waxtaanee ak mool yi parce que itam lenn yi tamit xam-xam formel dafa am mais ñoom am na xam-xam cosaan bon xam expérience ñoom exactement ci yenn panel yi ñu jot wax na nam ñoom nee nañ njànn lañ ko tuddee daan na am ñun nag ci biñ jàngee tamit xam nañ ne am na waag moo xam ni c'est toxique parfois ci wali ndëpp mën na ko def maintenant mais yu mel noonu baa du laal jën wi ba bu ko faaleen bi defaree ba teg ko ci ndab non non loolu du am problème parce que jële bale bi mu am fii ñu naan moytu leen jën ak yooyu loolu amu ci sax kon fii jën yi amu ci wenn jën wu am wenn feebar non jën du am na jën yoo xam ni du lekk ñax am na jën yoo xam onze lay mat am na jën yoo xam c'est des filtreurs du ñu yëy waaye donc loolu mënuma jël ni loolu mën na am lu mu lor ci jën yi ba kenn du ko lekk très bien waaw alors sant la gërëm la lay def maa lay gërëm ndax it yéen moom da ngeen am solo ci réew mi war nañoo sax dugg ëmb ci lii di aquaculture bi mais gis nga ko xam naa daañu ñëwaat waxtaan da nga may owaat rek da nga ndax may owaat loolu ñu tàmbali daw ci Sénégal waaw ndax ku demee ba géej commencé di rak yar gi léegi mooy tane daanaka dégg naa ci gëstu yu ma doon def yu bari pays asiatique yi ñoom léegi lépp la ñuy consommé ci jën dañ koy yar dépassé nañ dem ci mbaal di sànni ndax pollution yi sax ni mu baree léegi alors changement climatique tamit day commencé yàqu di feeñ vraiment loolu aajana waxtaan mbirum napp daal aajana ay débat yu mag a mag a mag benn secteur boo ci laal na nga def ay plateau yu bari waaye ma lay gërëm du ñaax nga am benn message boo lancé li nga xam mooy agent yi wala seen naatangoo yi syndicalistes yi agent yi laay lancé benn message bu mag ne comme kilifa gi woote na waaye defe naa ñun teewlu leen déglu lan nuy wax wala lan nuy jox la ñuy mën a def macha allah ñu gërëm kilifa gi ci loolu tamit parce que itamit sa njaboot bu yuuxoo ba yegg fenn fa teel leen oodee ciy baax waaw itamit waxoon nañ ko ci ba ñuy yëngatu neewoon nañ te ñun benn buntu ci waxtaan
te benn buñ ci waxtaan yow dama lay gërëm spécialement parce que itamit ñun dañoo rafle géew yi mel nii ñu waxtaanee napp boo ko defee fene ñëw fi labali ko fi ñeneen def ko defe naa buñ ko defee ni ñëpp nañ xam lay napp waxtaanee napp day daal di yomb ku ne xam la ca ne incha allah vraiment sant la gërëm la wax sant seen téléspectateurs yi ñuy seetal merci beaucoup gërëm la bu baax muy Chérif Samb moom di ingénieur des pêches du ministère de la pêche et de l'économie maritime, coordonnateur de la cellule de communication de l'intersyndicale des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal mu nekkoon sunu gan tey sant leen gërëm leen ci ànd ak ñu ci TVM ba xëy na ñu wax lundi ndax samedi ak dimanche yi ak bëx la ci Kanu Askan Wi delluwaat di gërëmaat équipe technique bi ànd ak ñun ci liggéey bi ci bépp anam buñ ca féeteem ñaan leen ñu bokk week-end jàmm ak salaam ci ITV ak suñuy programme jaa ngeen jëf